mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci midi bismillah leen ci xabaaru njolloor si li ci gën a fës fii ak lu yées ñetti weer fii ci Sénégal danañu jot kon njàkkum Covid 19 yu njëkk wi jëriñ gu ñu dénk wàllu pàcc mi ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr moo ko daal di xamle moom nag wax ci dolli ni wopp yi nga xam ne kon moo laal ñii di nappkat yi kon mënees nañoo jàpp ni kon ay algue moo ko daal di sokke loolu nag jëm ci wàllu ñàkk wi askanu Sénégal ñoom xel yaar lañ ci am ci wàllu woowule ñenn ñi ñoom noppi nañu ngir ñu ñàkk leen bu dee lépp kon tegu na ci anam wu mucc ay bi ña des nag ne xel xalaatul mukk ñu leen di ñàkk fii ci mim réew daan ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi bu calande couvre-feu bi nu samp fii ci réew mi rawatina diggante Ndakaaru jàpp Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ña yewoo ca Arafat ca Grand Yoff ne nag kon nelawtunu ba yandoor la ko waral nag mooy agresseur yi nga xam ne ñoo dikk ci dëkk ba ngir dafa samp der loolee lépp nag nekk mbir moo xamante ne nii ëllëwtu ko seen kaw ne nag lanu daal di naqaru itam moo jëm ci alkaat yi nga xam ne seen lim dafa néew lool seen diwaan ba tax ko ñuy sàkku ab joonte ci wàllu wi nu mel daañu leen teew nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ak Mame Astou Kane nan la ñuy def ba Sénégal moom boppam waaye itam jëm ci wàllum industrie yu mucc ay rawatina kon ci tolluwaayu mbas mii ci réew mi loolu nag nekkoon ponk bi doon waxtaanee tey ci Dakar Direct ak Alassane Samba Diop kenn ci gani di Ibrahima Macodou Sall jàpp ne daal fooru ñu daal di amal lëkkaloo gu yaatu ci réew industrie yi nekk fii ci Sénégal loolu nag la daal di jàpp nag ñoom ñëpp kon bu nu boolee seen doole kon jëmtuwaay yooyu yëpp bu mu daal di matee suqaliku gu yaatu dina mën a am ci wàllu koom-koom bi waaye nag kii di Ibrahima Dia jàpp na ne daal fi mu ne nii mooy li war nag mooy fexe ba entreprise yi nekk fii ci Sénégal ak yi nekk ci bitim réew wala boog yi nekk sës rek ci réewu Sénégal foofu ñu daal di lëkkaloo bu ko defee kon dem beeg dikk bi gën a moom ba gën a kon nekk lu mucc ayib waaye tamit nit yeeg seen amal doon nag lu ñoŋ loolu kon la daal di jàpp ne daal saa wu amee lépp luy suqaliku ci wàllu entreprise kon dina ñoŋ rawatina kon jamono bu ñuy tudd wàllu Zelekaf daañu leen teewlu nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. yëglekaay yi mooy laf laajtu xabaaru njolloor si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nees kis bu yàlla andi lu ñu ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru njolloor si des koy door ak tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey juróom-ñetti nit ñoo si ñàkk seen bakkan yóbbu lim gi ba ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn nit yoo xam ne kon jot nañ ci faatu ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn nit ñoo am yees woppi Covid 19 ni ki démb bu ñu sukkandikoo na ci kàddu yi bàyyi ko ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye téeméer ak juróom fukk ak ñeenti ay cas contact la yu ministère de la santé ak action sociale doon topp téeméer ak ñeent fukk ak ñaar di ay cas communautaire lu toll nag ci téeméer ak fanweer ak benn nit jot nañu wér ci mbas mi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ba tey fanweer ak ñeent ñoo nekk soo taas ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeenti nit ñoo des ci l'hôpital yi ci loxo docteur yi ngir ñu toppatoo seen wéru-gu-yaram bu ñu sukkandikoo ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ñàkkum Covid 19 maa ne ko junj ci ndorteelu xabaar yi fii ak lu yées ñett weer dina dikk fii ci Sénégal kàddu yi nag jëriñ gu ñu dénk wàllu pàcc mi ci Sénégal moo ko daal di xamle. Abdoulaye Diouf Sarr nag yokk ci ne lépp li nga xamante ni kon moo am ci wàllu wooye dañ ko daal di tàmbale ci ñi nga xam ne kon ñooy yëngu ci wàllu pàcc mi ñoom nañu njëkk ñàkk rax ci dolli ñii di alkaati yi ak way takk deru kaaraange ci Sénégal wërngal këpp ak màgget yi ñooñu kon la ñu fas yéene njëkk ñàkk moom mi ko xam ne di Abdoulaye Diouf Sarr démb kon mu nga xam ne ci janook taskatu xabaar yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal amee na kook taskatu xabaar yi ci loolu tamit ci lu jëm ci wopp bi laal nappkat yi ci Sénégal moom nag ne daal li ñu dippee kon piste algue bi des na mën a jàpp ni kon moom moo ko daal di sabab ñu teelu ci leeral ak Boubacar Dieng. jëm ci bésub couvre-feu bu njëkk bi ci diwaanu Dakar ak Thiès jëwriñ ji dénk wàllum biir réew mi xam ne ni lépp jaar na ci yoon donte benn jàppante am na ci yenn gox yi couvre-feu bi nag li ko waral moo di yokkute kaawu coronavirus yi lu ne mel nag tax Sénégal di wax mbirum vaccin jëwriñ ji dénk wàllum wér-gi-yaram ci réew mi di xamle ni boobule vaccin ñu ngi koy xaar ci Sénégal fii ak weeru mars atum 2021. ñu ngi paree donc sottal mbir mi pour que fekk premier trimestre bi ñu mën ñu wax ban vaccin la ñu homologué pour que ñun ñu mën ko song pour que mu mën a teew suñu réew. ñi nga xam ni nag dañoo am feebar yoo xam ni coronavirus da leen di sonal mag ñi naka noonu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kër docteur ñooy doon ñi ñu njëkk a vacciné.
mooy vaccin bi bu teewee danañu vacciner personnel de santé yi mooy ñi nekk ci kër docteur parce que ñoom ñooy gën a contacter virus bi ñi xamante ne aussi dañoo am plus de 60 ans nekk ay mag te ñu seetlu ne ñi faatu ñu ci bëri ci ñoom lañ nekk ñooñu itam seen sëdd dina ñëw dañ leen vacciner lu mu gën a gaawee ñeneen ñi xamante ne aussi il faut que ñu vacciner leen mooy ñi am ay comorbidité ñi xamante ne dafa am feebar bu nekk seen yaram te bu virus bi duggee seen yaram daf leen di faagagal parce que seetlu nañ ne ñi am hypertension artérielle ak diabète bu leen feebar bu duggee souvent daf leen di yóbbu. beneen mbir moo xam ni Abdoulaye Diouf Sarr àdduna si moo di feebar bi nga xam ni laaloon na ay nappkat yu bari Diouf Sarr nag di joxe résultat analyse yu njëkk yi. biñ ñu tontoo te des na effectivement beneen tontu parce que yàkkamti xaju fi dañ nañu maladie bu mel noonu identifié nañ ko fu ñuy wax Cuba te ñun yaakaar bi ñu am ne algue moo ko waral ñoom tam yaakaar boobu def nañ ci benn première confirmation mais dafa laaj ñu poussé waat investigation bi parce que dafa nekk domaine boo xamante ne booy wax da ngay wax lu lóor loo xamante ne kenn du ko fu mën a dindi. ak deuxième vague bi nit ñu ñàkk seen bakken ci mbasum coronavirus gën a yokku lim boobu nag buñ sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr moo di bés bu jot ñi nga xam ni dañuy am jàngoro yi coronavirus dañuy gën di yokku itam. Boubacar Dieng Cheikh Diop jërëjëf ñàkkum Covid 19 maa ne ko junj ci ndorteelu xabaar yi askanu Sénégal ban gis-gis lañ ci amee donte nag sunu réew ak réew yu bëri nekk fii ci Afrique ñu ngi xaar boobu lay ñàkk ngir mën a mucc ci bas mi waaye nag jot nañu laaj leen ci askan wi lan moo ci seen xalaat ak lan moo ci seen gis-gis ñenn ñi nag ne bu dee mbir mi tegu na ci yoon ñoom kon d'accord nañu ngir ñu ñàkk leen ñu des nag ne xel xalaatul mukk ñu leen ñàkk ci mbasum Covid 19 bi Ndeye Nancy Diop Diouf reportage. Sénégal di xaar ñàkkum coronavirus fii ak weeru mars ñi ñuy njëkk a ñàkk nag moo di ñiy liggéey ci kër docteur takk der yi ak tamit mag ñi ci Gueule Tapée ñenn ci mag yi ñu dajal jox nañu seen xalaat ci mbir mi. bu fekkente ne loo xam ne la li koy mën na laa may jàmm ci mbas mi bu fekkee buñ ko fee buñ la ñàkkee da nga am jàmm ci mbas mi jar na ko jar na lu ko ndax lépp loo xam ne nii buñ la ko defalee dee nga am dana la mën a saafara kooku moom sant yàlla baax na. waaw bu fekkente ne buñ ko defalee sa njaboot it jàmm dana am du baax na. waaw am na benn maire bu ma gis ñu wane ko ci réseau yi noonu ci réseaux sociaux yi ñu ñàkk ko ñu ne dañ ko ñàkk mu daanu dee xam nga loolu day tiital nit ñi waaw loolu boo ko gisee wala nga dégg ko ngay mag boo ñëwee ñu bëgg laa ñàkk kooku maanaam caaxaan ñàkku la. taximan bi xamal nañu ne njiitum réew mi ci boppam moo war a dooree ñàkk bi. de toute façon ko ñoom nañ ko njëkkee rek. ñoom buñ ko njëkkee ñoom ñi nga xam ñoo jiite ak ñoom ñu ko fi indi ak ñoom ñu wóolu ñoom président yeeg ñoom la rek waa président yi la rek sax ñoom laay wax ñoom mëkeek ak njabootam ñoom buñ njëkkoo ba pare Macky Sall ne njëkk Amadou ñàkk Marème ñàkk léegi après ñu jóg ñaw man léegi man su ma ñàkkoo ma indi sama njaboot ñu ñàkk amul problème bu tey neen ko teg ci lu leer waxuma ñu ñëw ñàkk leen benn ñàkk boo xam pour ñoom la de ñu jox jël ñi beneen ñàkk bi ñàkk ñu ko loolu tamit dañ koy xoolaat waaw. góor gi moom di ñu xamal ni moom xalaatul benn yoon dem ñàkku ji. xalaatuma ko du ma ñàkk parce que amoo confiance ci ñàkk bi. waaw parce que ñi ñuy jiite waxuñu dëgg dañuy làmbatu man kuy làmbatu dooma ñàkk te du ñàkk sax sama doom bay ñàkk xalaatuma ko sax ñoom lañ njëkkee seen i doom ba pare ñu xool ñu xool mais man moom du ma ñàkk man xalaatuma ko sax bay ñàkk. Sénégal comme yeneen réew yi fii ci Afrique ñu ngi xaarandi ñàkk yi ngir mën a mucc ci mbasum coronavirus. waaye nag ñenn ci mag ñi jot a waxal seen xel dalagul benn yoon ci bile ñàkk. Ndeye Nancy Diop Diouf jërëjëf jëwriñ gu ñu denk wàllu dem beeg dikk bi Mansour Faye moom itamit jot na addu ci mesures yu ñu jël yes jëm ci wàllu dem beeg dikk bi moom nag la mu xam ne daal mooy léegi takk masque yi par la force ci mboolem oto yi ci Sénégal day doon luy war waaye tamit fexe lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi rawatina ci bus Dakar dem dikk ak tata yi foo ñu daal di yemale kon bu feesee rek amatul kenn koo xamante ne dina daal di taxaw loolee itam dañ koy yaadi yaatal ba ci njaga njaay yi ak ci karapit yi moom nag loolee daal di xamle ndogal bi démb la wàcc ñu teewlu yi kàddoom yi mu ci yëkkati moom Mansour Faye ci micro Boubacar Dieng Cheikh Diop. wàllum oto yi nga xam ni bus yi nga xam ni Dakar dem dikk moom lay utiliser bus yooyu la seeni place téeméer la ak fukk seen place téeméer ak fukk la waaye dañ ni du weesu
juróom-ñetti fukk place sur téeméer ak fukk warul weesu juróom-ñetti fukk place mooy bus yooyu nga xam ni moom lay Dakar Dem Dikk di utiliser. bu ñu jëlee kaaru aftu yi boo leen seetloo juróom fukki place la toog ak taxaw bu leen boole yëpp juróom fukk la waaye dañuy arrêté bi dafa ni ñeent fukki place dañu autorisé ñeent fukki place bi ngeen ko seetloo maanaam day mel na 30 place fanweeri place assise mooy ji toog ak fukki place debout moom moo indi ñeent fukki place yi au niveau des cars aftu bu fekkee yeneen oto yi la ñoo xam ne ay minicar la wala ay car rapide wala ay njaganjaay amatul place taxaw c'est interdit place yëpp ay place toog la amatul taxaw ci car rapide yi ak ci maanaam njaganjaay yi. dañu aussi boo nekkee ci biir oto yi le port correct du masque maanaam masque bi nu ñu koy solee di foog mu jaadu dafay muur sa bakkan muur sa gémmiñ bu fekkee ci biir oto bi ku ci nekk weesu na chauffeur bi bu fekkee chauffeur dong moo ci nekk wala dawalkat bi dong moo ci nekk mën ngaa bañ a sol masque. ginnaaw mesures yooyu nga xam ne kon jël na ko moom jëwriñ gi jot nañu dem ca Petersen ci garage ba laaj askan wi ak ñoom dawalkat yi nan lañ ko jàngatee waaye daal ñoom ne ànduñ ci mukk ci dogal bi nga xam ne Mansour Faye ak jëwriñ kii ci Sénégal jot nañ ko jël ñu ànd ci leeral ak reportage Mame Seynabou Babou. ci garage Petersen ñoo ngi fi gis njëkkante gu metti clients yi ñoo ngi daw ci bus yi pour mën a teel a egg seen kër ci buntu bus boo gis muy Ndiaga Ndiaye car rapide wala tata wala bus dem dikk clients yi ñoo ngi fa fees dell dajaloo ngir mën a am place transport public ak privé ñoom ñëpp a yam fas yéene nañ xoolaat seen effectif. mesure yi moom sincèrement moom xaw na métti tamit mais tamit moo fi tane première vague bi mesure boobu moo gën a métti que mesure bi comme que may nañu 40 rek place assise ak 10 debout tane na daal bu 12 personnes par rapport ak 40 xam nga ne 40 moo tane te li ci gënoon sax bu nekkutoon embouteillage amul Ndakaaru ci loolu dinañ ci mën a liggéey mais xam nga ak embouteillage bi tamit liggéey bi day gën a métti moom mënoo ci dara moom. Mansour Faye di ab chauffeuru Tata ligne 27 jàpp na ni mesure yu bees yi arrangé wu leen te arrangé wul tamit clients yi. mesure yu bees yi boo xoolee du genre métti na méttiwul parce que boo xoolee clients yi suñ nombre bi dañ ko bëgg a diminuer quoi du genre alors que ñun suñu oto yi taxu ko rëy yenn rëy yi bay jël nombre bu grandiose quoi du genre buñ ko bëggee wàññi dina xaw a am benn impact si ñun maanaam sa versement yi day xaw a diminuer wu ak boo ko xoolee oto yi nekk ñu en bon état affaire yooyu noonu du genre parce que boo xoolee Y'en a marre yi depuis 2008 ba léegi ñu ngi daw te buñ ko bëggee diminuer dina xaw a métti si ñun tuuti mais tamit dina métti si clients yi tamit parce que boo xoolee 5 heures jot na gaz baa ngi fees dell da ngay bëgg a dem doo dem oto yi ñu war lañ jox benn nombre boo bëgg a yeb des fois sax da ngay tijji say porte ñoom dañuy dëgër bopp yéeg doo ci mun dara. si biir otom di waaj a départ Modou chauffeuru Ndiaga Ndiaye bi moom nag jàpp na ni ndogal bu bees bi indi lu leen benn jafe-jafe. nombre la ñuy yeb ñu doon sur nombre duñu ëppal loolu daal moom moo nekkoon sama kàddu moom waaw sonn nañ nag waaye nag sonn nañ lool de parce que tamit dañuy jàkkoonte lu bari ci tali bi kenn taxawul ñëpp dañuy jël place toog waaw loolu daal waaye nag vraiment njàpp yi moo métti ci quoi dañuy yeb nombre waaye du tee dañuy jàpp alkaar yi dañuy jàpp loolu daal mooy suñ problème ñun te ñun oto yi yëpp carte grise yi nombre 40 place moo ne ci carte grise bi li ingénieur bi signé ci carte grise moo ci nekk waaye boo demee du tee dañ lay jàpp loolu mooy suñu jafe-jafe daal loolu ñun daal loolu bu ñu amoon kuñ ci dimbali moom danañ ci dimbali moom. ndogal yu bees yi ci wàllu dem beeg dikk bi ngir mën a wàññi mbas mi nekk na loo xamante ne arrangé wul dawalkat yi comme arrangé wul client yi. Mame Seynabou Babou ñi dawal nag diggante dëkk ak dëkk ñu déppee leen transport interurbain yi wala transport urbain yi ñoom nag jàpp nañu daal waxtu wi dogal bi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko pexe amu ci tënku ci par la force rek moo ci daal di war ñoom nag ne kon foofu ñu xool na la ñuy def ba joyante waxtu yi nga xam ne la ñuy dem diggante dëkk ak dëkk rawatina kon diggante Ndakaaru gi bëkk yi nekk ci biir réew mi loolu daal kon la ñu def la ñu jàpp ne su fekkee nag defuñu ko rek mën na leen a sonal ba tax kon foofu ñu daal ci tënku reportage Aïssatou Kane. couvre-feu bi ñu dogal diggante Ndakaaru ak Thiès am na ay njeexital yu bari ci réew mi ci wàll dem ak dikk bi fi mbir yi toll nag
transporteurs yi ñi ngi soppi seeni waxtu ngir moytu couvre-feu. ndigal wàccee rek ñu gis ni président de la République au conseil des ministres décrété na une couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 5h du matin te comme ñun fi ñuy jëm dafay sori mu concerner région de Dakar ak région de Thiès ñu jël suñu disposition yëpp parce que ñun clients yi ñuy def liggéey bu spécial la parce que fii clients yi dañuy réserver wu une semaine avant di réserver wu 3 jours avant 2 jours avant ba ci journée bi mën nañ la woo def réservation client bi lay oo nag pour def réservation da nga koy xamal ni ko heure de départ yi sont changé nañu heure de départ yi ñu ngi leen daan convoqué à partir de 16h ba 19h lañ daan départ parfois ñu départ fii 17h30 18h léegi nag dañ leen a teel a woon ni leen à partir de 15h nañ ñëw ñu def embarquement yi 17h oto yu mën a génn que de ce fait que voilà 21h ñu génn région de Dakar ak région de Thiès yi couvre-feu bi est concerné. ngir nag bañ a am jafe-jafe ci seen liggéey transporteur yi ngi sàkku ci njëwriñ bi yor dem ak dikk bi bàyyi leen xel. la appel bi ñu koy lancé mooy nañu bàyyi xel Sénégal nañu bàyyi xel sénégalais yi ñooy Sénégal parce que ñoom ñoo war di dem ñoom ñoo war di dikk ñoom ñoo war di dox yittey Sénégal pour économie bi mën a bouger pour que kenn ku nekk mën a nekk sa jàmm gagner sa vie tranquillement parce que ministre bi tey transport dafa nekk enjeu économique boo xamante ni fii ci Sénégal moo yore l'économie sénégalaise les 50% wala ma ni 45% de l'économie sénégalaise passe par le transport surtout par les transports de proximité ndax ñoom ñooy dem ci gox yi gën a fasantikoo ci réew mi. waaye xibaar bi neex si ñuy yëngu si wàllu dem ak dikk bi mooy diggante dëkk yi te jóguñu ko loolee la jëw yi ñuy xamale taskatu xibaar yi. ziar annuel bi nga xam ne Thierno Amadou Ba da koy amal saa su nekk fële ca Bambilor loolee nag dañ ko mujjee fomm ndiki ren ndax mbasum Covid 19 gi xale bi nag ne lu jëm ci mbas mi tolluwaayam ak rawatina kon ci diwaanu Fouta ma ngi koy naqaru ba noppi di sàkku ci askan wi yëpp ñu tënku ci digle yi bàyyi ko ci kër docteur yi ñu teewlu ko yor kàddoom Thierno El Hadj Malick Ba ay kàddoom ci micro Babacar Seck. mbas bi nga xamante ne ni moom la ñuy jànkoonteel ñun ñëpp ku nekk ci ñun di ko dund ba ci biir këram ba ci biir néegam. ku amul mbokk bu ci feebar am nga tiitaange ne bés bu nekk wala waxtu bu nekk mën na dal ci yow ndax loo xamante ne kenn xamul fan lay jógee kenn xamul fan lay duggee kenn xamul lu muy duggee kooku ku la wax ne dal xel mën na ci dal rek dafa xamul. xalifa bi nag bi waxtu bi tolloo fii ak jaxasoo bi nekk ci àdduna bi rawatina ci Sénégal ak deuxième vague bi nga xamante ne metti na ñun ñëpp a ngi koy wax. moom mu décidé ak comité d'organisation bi ak njaboot gi ak taalibe yépp incha allahu rabbi ne ren incha allahu rabbi dañuy toxal ziar bi maanaa dañ koy fomm ba déwén incha allah. fu ñu mënti nekk ci àdduna bi fu ñu mën a nekk ci Sénégal ci gox-goxaan yi rawatina Fuuta nag bi nga xamante ne nii foofu la ñu jógee te ku nekk xam na ne ay junni nit di fa jógee di ñëw ci ziara bi rawatina Casamance ak gox-goxaan yépp xalifa bi tamit mu ngi ñaax waa Fuuta di leen wax ne mbas mi. lu réalité bu rëy la rawatina foofu gis nañ ne fan yii ni muy faagaagale nit ñi foofu te moyens yi bëriwul foofu hôpitaux yi amuñu moyens yi nga xam te ne hôpital du Dakar yi am na ko donc ñoom tamit ñu gën a farlu gën a ñaaxaat seen bopp gën a taxawaat ci mesures barrières yi. maa ngi ko junj ci ndorteelu xabaar yi ak lu jëm ci couvre-feu bi ñu samp fii ci Ndakaaru ak ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar loolu nag def ko du ñaaw te fi ñu ngi ci prox ndoll di def seen jëf ju ñaaw loolee nag mën ñu nemmeeku ca Grand Yoff ci gox wu ñu naan Arafat askan boo fay nekk nee nañ nag nelawtuñu ba yandoor ndax ñoom ñi nga xam ne kon ñoo fay xël di dikk di def naka su noonu la ñu sàkku nag mooy ñu daal di yokk limub waaye takk deru kaada ngi nekk ci diwaan ba bu defee ñu mën a nelaw ba yandoor waaye tamit lépp loo xam ne seen amem la ak seen moomeel ñu mën a sàmmonteeg moom ñu ànd ci leeral ak Mame Astou Kane reportage. bu ñii di gàmmu ñii di ras dem loolee la ñu nemmeeku fële ca Grand Yoff ca xale yi di amal yëngu-yëngu jëm ci couvre-feu bi quartier Arafat mu doon benn secteur boo xamante ni luñ leen di jiiñ li ni mel bari na loolu waaye tamit Mamadou Ba di jaaykat ak Souleymane Thiam mi doon menuisier ca buntu këram duñu weddi li ni mel. dañ ko dundee comme ni ñu ko daan dundee rek parce que affaire agression ak sàcc du lu bees mis nañ ko mais gars yi dañuy yàqam di benn événement am ñu profité si def si lu ñuy def mais tamit boo xoolee tamit benn instant tamit li am lii lépp démb nguur gi la parce que moom mooy may booyi fit moo waral li ama parce que tamit
boo jëlee ay doomu aadama yoo xam ne ñii dañuy xëy liggéey ñii duñu xëy liggéey booy xëy war a dem guddi dem sàcc ji gars yi tere la yooyu yëpp il faut nga xool nu mu gën a yombee si yow te dafa yomb si ñoom nga baare yoon oto bu romb amul fu muy dem buñ la arrêté force dañuy jël li nga am. ñii gàmmu ak ñii raas démb xam nga loolu moo am fépp loolu moo nekk fépp ñi nga xamante ne dañuy profité si occasion yooyu pour defaale si yenn ñaawteef yi bu ko defee ñi ne nag voilà affaire mécontent yi la or que nag du loolu xam nga mbir mi ñëw na jëlee nañ ko ni ñu ko war a jëlee. mais bitt yoon na lii ko gars yi tamit xam nga rek dañoo demee benn instant mënatuñu tëju bi instant boobu noonu gars yi jóg fi bu fekkee yow ak nguur gi nga amal affaire nga liggéenti ko ak nguur bi moo gën population bi ñoom seen i biir ñii di këfante seen i sànq xam nga rafetul moom. di def addu kalpe ci mbedd mi bu nu sukkandikoo ci Mamadou Ba moom mile ma ngay ñaawloo yéex a ñëw gi nga xamante ni way takk der yi def nañ ko. non bi amul benn policier bu fi nekkoon amul benn policier moom gars yi doon defal seen yoonu bopp ñoo créé lépp ñoom ñoo ko def police après la ñëw ñoom ba ñëwee sax ñoom neex la wuñu parce que démb grand fi ñaari oto kese fi nekkoon te ful nit ñaari oto mënuñ leen téye ñoom ba ñu sonnee ñoom ñoo dem ñibbi bàyyi booy def li ñuy def ba pare dem tëddi. ak lu mu mënti doon takk der yi nga xamante ni ñooy saytu respect bi jëm ci couvre-feu bi ñoom ñi lee war koo mën a boole ak aar doomu aadama yi ak seeni moomeel. Mamastou Kane jërëjëf. mouvement frappe bu Guédiawaye di nakarlu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci hôpital Dalal Jàmm ñu leen di dépee hygiéniste yi ñoom nag ne dañoo toog ñeenti weer yoo xam ne jotuñu seen payoor loolu rek la ñu daal di nakarlu ci ñi doon taskatu xabaar yi nee nañu nag dàquñu sax amal toggaanub ñaxtu wala boog am ab toggaan boo xam ne danañ ko amal ci buntu makkaanu hôpital bi ngir rek mën a fësal seen ñàkk ànd waaye tamit seen jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ginnaaw weer yi yëpp ñu toog dëkk ba tey kenn fayu leen ko ñu teewlu seen ndajeek taskatu xabaar yi ginnaaw loole ak Mamadou Lamine Fati mooy sunu ndaw ci diwaanu Guédiawaye. FRAPP Guédiawaye jóg taxaw ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy hygiéniste ci hôpital Dalal Jàmm ñooñu le toog nañu ñeenti weer yi nga xam ne payoor teguwul seeni loxo ñoom tey jile bind nañ bataaxal jox ko directeuru hôpitalu Dalal Jàmm. ko xam borom kër xam aussi yaakaaru kër toog ñeenti weer amoo payoor metti na loolu moo waroon ñu ñëw bind ab lettre de dénonciation pour jébal ko directeur bi ndax mu baral jéego yi ba ñu jot seen payoor. te aussi que ni ñii ba ñu ñëw ministre de la santé moo leen fi indi dig leen ku nekk 350 000 par weer loolu defuñu ko respecté wuñu ko. mbas mi ba mu métti ñoo fi nekkoon te ku ne mbas mi ne cat am na si njëriñ loolu moo tax ñu ne na ñëw taxaw seeni wet jàppale leen ba ñu jot seen payoor. ñi nga xam ne ñoo nekkee ci FRAPP Guédiawaye ñoom nee nañu mënuñoo xam lu tax ba tey jile ñi nga xam ne ñooy kilifa yi yooyu ñu yàbbi wuñu ci jafe-jafe hygiéniste yi nga xam ne ñoo nekkee ci Dalal Jàmm ñooñu leen nekkee FRAPP sax ñoom bàyyi wuñu benn yoon ne fan yi rek dinañ leen gën a dégg ci mbir mi la. ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te dàquñu ba semaine yi di ñëw woote ab ndaje ñaxtu si buntu hôpital bi donc directeur bi na baral jéego yi ba ñuy jot seen xaalis. ñeenti weer lañu toog payoor dugul seeni loxo ci waxtu ji nga xam ne feebaru mbas bi mu ngi lëmbee ci àdduna bi le te jafe-jafe yi di gën a tar saay su ne muy lu métti ci hygiéniste yi nga xam ne ñoo nekkee hôpitalu Dalal Jàmm bu Géejawaay te ñoom sax ñuy wax ne suñu leen fayulee bañuñu sax ba taxawal liggéeyu hôpital bi le. Mamadou Lamine Fati njiitu hôpital bi di Moussa Sam Daf ne la muy wax dafa leer nañ amul benn koppar wala dërëm yor luñ ko kenn foofee ci l'hôpital ba moom itam ma ngay sàkku ci ñi nga xam ne ñooy hygiénistes yi ñu daal di delluwaat seen liggéey ndax kàddu yi nga xam ne ñëpp gars yi yëkkatal nañ ko doon ko ful sànni ko fële Moussa Sam Daf ñu teewli kàddoom ci micro Mamadou Lamine Fati. jamono juñ toll nii nekkuñu ci jamono activisme dañu nekk ci jamonoy liggéey jamonoy activité li ñu soxal tey jii nii mooy presque téeméeri malade yi nga xam ne ñu ngi fii tëdd di dund nekk ci diggante dund ak dee ñun ci biir hôpital bi naka la ñu war a mën a def pour jël leen en charge ci nu mu gën a gaawee ñu faju génn dem ci seen njaboot. maintenant ñu ngi wax affaire hygiénisme ma leeral ni rek ni ay liggéeykat yu nekk Croix-Rouge sénégalaise lañu te li ñu wax ci Croix-Rouge ñoo fi daan liggéey dañ leen jël. du hôpital bi moo leen jëloon mën naa am Croix-Rouge moo leen mettre à la disposition de l'hôpital pour ñu liggéey te Croix-Rouge liñ ko xamee te di leen bàkk fépp nag mooy mouvement la boo xam ne soxla ñu fayeeku te li ñuy def seetu xaaruñu ci payoor yàlla rek lañ koy defal ñu leen koy seedeel nag ni que ci yeneen terrain wax dëgg yàlla ñu ngi def liggéey bu mucc ayib mais ñi nga xam ne dañu nekk fii ci hôpital bi ñu ngi réclamer ay salaire ma leeral ne ñoom duñu ay agent wu hôpital Dalal Jàmm te hôpital Dalal Jàmm yoralul 15 un travailleur
état du Sénégal dafa fekk ne ci mbaaxam moo doon joxe ay motivation ci ñiy liggéey ci biir centre de traitement des épidémies joxuñu ko agent de santé ñu yaatal ko jox ko waa Croix-Rouge mbas mi wàññeeku na woon ba ñëpp yaakaar ne dem na donc arrêté woon nañ ko mu tomboog fin d'année mbas mi dellu si mettre gu ñu en place budget yi pour état xool naka la leen di dédommager donc lii ñuy réclamer ñoom ak yeneen travailleurs yi nekk ci CTE bi yëpp ñoo ci yem. nan la ñuy def ba koom-koom Sénégal daal di jolli ci wàllu jamono mbas mi rawatina kon industrie bu ñoŋ am ci Sénégal kii di Ibrahima Macodou Fall jàpp ne nag foofu ñu daal di boole sunuy doole ñoom industrie yi nekk fii ci yëpp ci Sénégal ngir rek tamit ñoŋal li ñu dëppee environnement des affaires tàggatu gi ñu gën ko ñoŋal waaye tamit fexe ba ay jumtukaay yu mucc ay daal di mën a am bu ko defee kon loolee doon mbëbët bu am solo te nag doon lu mën a sotti ci Sénégal ñu teewli kàddoom moom Ibrahima Macodou Fall économiste maanaam xam-xamam dafa ma jëm ci wàllu koom ci micro Sophie Djeba ak Serina Mbaye. Industrialisation du loo xam ne da ngay jóg rek def ko processus la maanaam loo xam ne da nga koy def ci lu yàgg da ngay war a d'abord ñu defaraat environnement yi nga xam ne entreprise yi ci la ñuy liggéey ñu régler problème mu électricité yi régler problème mu transport yi régler problème mu maanaam formation yi ñu jàngal xale yi tàggat leen ci liggéey boo xam ne dina jëriñ entreprise yi seeni problème de financement aussi ñu régler ko bref li nga xam ne lépp dafay jàppale entreprise pour que entreprise bi mën a compétitif yooyu yëpp dañ ko war a def parce que pour nga industrialiser wu da ngay développer activité maanaam manufacturière loo xam ne da ngay liggéey ay produits finis ba pare di ko exporter bitim réew loolu tant que defuñu ko sunu koom-koom du mën a yegg fi ñu bëgg mu yegg donc industrialisation lu am solo la te ñun ñii ñoo ko mën a defal suñu bopp kenn mënu ko defal kenn mënuñu ko defal parce que ñeneen ñi dañuy jàpp rek comme consommateur di ñu yónnee li ñuy defal ñu koy consommer donc ñun ñii ñoo war a jël suñu matukaay développer suñu industrie développer suñuy entreprise li ñuy soxla ñu koy defal suñu bopp. keneen ko àddu ci mbir mi di Ibrahima Dia moom nag xam-xam dafa ma jëm ci wàllu koom ne nag loola ngir mu am foo rek entreprise yi nekk fii Sénégal ak yi nekk ci dëkk yu ko wër ñu lëkkaloo doon benn ci jamono ji ñuy tudd wàllu ZLECAf jàpp nañu tamit loole leen loo xamante ni mën na ko tënk ba du mën a sotti bokk na ci wàllub énergie maanaam Sénégal moom boobu ci wàllu énergie waaye tamit fexe de lal ay jumtuwaay yu yaatu fexe tamit ba lépp li nga xamante ni mooy wàllu suuf daal di mate ci Sénégal ñu teewlu kàddoom Ibrahima Dia ba tey ci micro Djeba ak Serina Mbaye. bu ñuy wax industrialisation mooy yaatal këru liggéeyukaay yi parce que dañu am ay ndaw yu bëri population bi di yokku li fekk amul liggéeyukaay yu yaatu da ngay am problème donc loolu mooy loo tax état bi dugg ci développer industrialisation ci foofu nag li ñu ciy wanee rek mooy dañ ci am tardé bu mag xëy na am na lu ñu ci rattrapé wu ci gouvernement bi commencé di mettre en place muy dañu war a am problème énergie dañu ko war a régler bu ñu régler énergie ba pare ñu régler li ñuy wax foo nga xam ni fa la industrie mën a ñëw installé wu. loolu mooy lu mel na li am Diamniadio wala li am si li ñuy wax agropole yi donc état bi organisé defar suuf tabax ko indi fa lépp comme ça industrie mën a ñëw installé wu ñetteel ba mooy ñu am ay yoon yu baax ba nit ñi mën a dem jël production bi fa mu nekk mais surtout aussi ñu jàpp ni su mënuñu yem si suñu réew rek suñu réew dafa xat suñu marché dafa xat il faut que ñu def ko si niveau sous-régional wala si niveau Afrique yëpp loolu laa doon rappelé wu ni mooy gis-gis bi nga xam ni Cheikh Anta Diop développé woon nag si téeréem bu mag boobu te ba tey dafa nekk d'actualité te bu ñu ko defulee maanaam daañu avance mais dañuy dem def ay pas en avant def ay pas en arrière parce que am na industrie yu bëri yu fi am Sénégal mais yëpp nërmeelu li tax nërmeelu mooy yooyu question la ñu réglé wul woon à la base. loi bu yees ngir nekk nu taskatu xabaar yi nekk lu mucc ayib lu ñoŋ ñu déppee ko code de la presse def nañ koy daal di samp waaye nag lu ñu mënti am ñoom ñi nga xam ne kon ñoo ko sekk nee nañu kon mbégte code lañ ci daal di àndal ba jàpp na ni kon lii mën na indi yeesal gu yaatu ba ñëpp ñoo xam ne kon bokkuñu ci ëttu taskatu xabaar yu daal di ci génne waaye itam fexe ba jafe-jafe yi nga xam ne leen ci taskatu xabaar yi ñu koy jànkonteel mu am saafara gu yaatu Adama Sarr reportage. mbégte la ñii di taskati xibaar yi am ci li nga xam ne moo di l'adoption des décrets d'application jëm ci code de la presse. gëm naa ni code gi bu ñëwee am na lu bari loo xam ne dina ko mën a defar jëm ci régulation parce que ñun itam soxla nañu bu baax suñu secteur bi ñu gën ko réguler ba nga xam ne doomu Sénégal bu ci nekk dina gis ci liggéeyu journaliste rôle bi nga xam ne mi ngi koy jouer jëm ci renforcement démocratie. mu yokku ca ne jafe-jafe yu tar yi nga xamee ne moom la taskati xibaar yi di jànkoonteeg ci seeni këru liggéeyukaay adoption décret d'application code de la presse bii dina ci indi ay saafara.
précarité dafa yàgg si li nga xam ne moo di média yi jàpp naa ni code bi bu ñëwee dina am loo xam ne dina ko raxas dina ko faxas ba nga xam ni caméraman ba moo xam journaliste ba moo xam technicien bi ku si nekk daa si mën a gis sa bopp parce que itam lii du yoon ay liggéeykat nekk fi di fayee ko fukki junni waaye di wàllu wax ñu leen di nekk ay stagiaire boo xam ne ad vitam aeternam defe naa ni code bi bu ñëwee loolu yëpp war nañ ko mën a jeexal. njaaxum yi nga xamee ne nag nemmeeku nañ ko ci presse en ligne bi code de la presse bu bees bi nag dina ci indi ay saafara bu ñu sukkandikoo ci kii di rédacteur en chef bu Dakar. nag malheureusement tamit presse en ligne bi tamit am na ay tuuti maanaam on va dire gàkk-gàkk ci wàllu ay dérive loolu moom ñëpp ñoom ñoo ko seetlu mais ñun moom dafa nekk loo xamante ne dañ ko yàgg di xeex en tout cas au niveau de Dakaractu et je pense tamit ak bi nouveau code de la presse dina tax képp ku yëngu ci mbirum presse en ligne nga def sa kéemtalaay kattan ba nga li nga loo xamante ne day nekk wàllu dérive ñu jéem a bàyyi lépp loo xamante ne day tilimal wala indi loo xamante daal vraiment lu ñaaw la ci wàllu presse en ligne bi mu jóge fii et je pense que ak bi nouveau code de la presse dinañ ci def ay jéego yu am solo. gannaaw fukki at yi nga xamee ne taskati xibaar yi ñu ngi ko doon xeex décret d'application bu nouveau code de la presse bi nag daal dinañ ko adopté mu nekk nag loo xamee ne mën na indi njeexintal ci ni nga xamee ne moom la taskati xibaar di dundee fii ci Sénégal. Adama Sarr jërëjëf mbokk yi yegsi nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca masiru kilifay réew mi jër ngir xeex mbas mi ci réew mi tey la gën a tar tey la gën a teng soleil national ne léegi nag takk masque par la force la fépp rax ci doole lépp luy xew-xew ak i xewit dañ koy dakkal ci réewum Sénégal lu jëm na ci dem beeg dikk bi su feesee rek fees na moo xam ci tata yi ak ci dagaa dem dikk yi ñu dikk ci moom waa ji waral coow li ci réew mi di Félix Antoine Diome mi ñu dénk wala biir réew mi karange gi vox populi nañu nag léegi ma nga takkaloo askanu Sénégal gépp masque par la force te loolee nag dañ ko fas yéene wéyal ci juróom ñetti weer ba ci sax ci mbedd yi ba tax ngénte yi mariage yeeg dëj yeeg xew-xewu diine yeeg aada yi yëpp dakkal nañ ko diggante Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ak Ndakaaru ba fii ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier gi ñu nekk lépp luy rassemblement ci réewum Sénégal dañ ko dakkal moo xam ci place publique yeeg privé yi ba ci luuma yi bërëb yi ñuy tàggatoo yaram itam desu ca gannaaw laas ne kilifay réew mi gën nañu taral masiri jëm ci xeex mbas mi ci Sénégal téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi nit dañu teg yoxoon ci bés bu njëkk couvre-feu bi ci Sénégal ni ki barki Dembo Njaay te ñoom ñëpp ci banlieue bu Ndakaar lu ñu dëkk yéeglekaay bi ne biig itam ndaw yi deltuñu ginnaaw ndax dañoo delloo buubu ca mboy ga ndax ay diwaan yu bëri ndaw yi dañoo wàccaat ci mbedd mi yëngu-yëngal Le Quotidien ne état bu Sénégal daa yokk dose bi jëm ci xeex mbas mi ci Sénégal ndaxte léegi fawuñ ci kafuñ ci reewuñ ci seen xemem teef mooy mbas mi génn ba faw ci réewum Sénégal Walf Fadjri ne yëngu-yëngal yi am barki Dembo Njaay ci réewum Sénégal jëwri gu ñu dénk wàllu biir mais karange gi Félix Antoine Diome ne yëngalu ko ba tax jël na mesures yu yees pekk samp ko diggante Ndakaaru Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar di sàkku ci ñëpp ñu tënku ci Les Échos ni commissariat ginnaaw raay bi ñu soog ni ki démb def na ci xayma gu yaatu ndax commissaire ba daa amee ay gaañu ci faar yi am na itam yeneen policiers yoo xam ne am nañ ciy gaañu-gaañu yu tar oto yi ndaw yi dañ ko tojote ba noppi rajaxe ko te ñoom alkaati yi ba ñu demee ba seen grenade lacrymogène yi jeex lu toll ci fukk ak ñetti sommation fëgg nañ ko ngir repousser ndaw ñi yéeglekaay bi ne démb itam Ndakaaru tàng na jër ndax ndaw yi démb dañoo wàccaat becc seen mer ci mbedd mi dalee ko Cambérène Grand Yoff Diamaguène Sicap Mbao démb daal yéeglekaay bi ne dara seddul diggante alkaati yi ndaw ci Sénégal ci ay waxtu yu bëri yoo xam ne saf na sap seenub diggante ca Thiès kaay itam benn dëkk ñaari gaar ndaw R100 yi quartier Médina Fall yi yëpp génn doon defante ak alkaati yi ci autoroute à péage bi fa yemook Caaroy démb ndaw yi dañoo taxaw bloqué ko oto dematul oto dikkatul looloo sóob ci embouteillage gu rëy démb Ndakaarook li ko wër laatur bi dina ko ñëpp yëg état bu Sénégal def na commandam ngir ñàkk askanu Sénégal ci mbasum Covid-19 Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu paj bi moo ko xam ne démb ci jano gouvernement bu Sénégal ak taskatu xabaar yi Le Témoin ne ñëpp ay ñàkku ci réew mi te ci fajkat yi Sénégal lay tàmbale ak mag ñi nga xam ne seen at ëpp na juróom-benn fukk naka noonu waaye taku deru kaaraange ci Sénégal enquête ne en tout cas kilifa yi ci réew mi double jeu la ñu def ci lu jëm ci stratégie de vaccination bi ñu samp ci réewum Sénégal Le Soleil La Tribune ak Le Quotidien nenu commande ñuy def ci ñàkkum gasum Covid-19 alarba gi ñu dégg mën lañ koy teg ci table njiitu réew mi Macky Sall L'Observateur Les Échos Libération nenu Diary Sow mi nekk ñaari yoon meilleur élève bu Sénégal dafa réer te woon nañ ko ci téléphone jotuñu ko te ba waxtu wii des nañ koy tegi gët yéeglekaay bi ne ci l'école ba muy jàngee ginnaaw feetu Noël li ba tey ji kenn gisu ko Les Échos ni moo taxi nag école olympique police bu France ambassade ak consulat bu Sénégal yëpp ñu ngay def seen kim kattan ngir mu feeñ L'As Vox Populi ak stade nañu maître Augustin Senghor candidature bi mu samp ngir jiite CAF nangul nañ ko ko L'Observateur ne benn ancien cadre bu banque mondiale benn nappkat ak benn doomu commerçant bu mag ci réew mi la ñu teg loxo te ñoom ñett ñëpp mbiru faux billets la ñu toppee mais da ngay seet loolu rek
gërëm leen bu baax mbokk ci ànd beeg ñun ci ITV loolu la fa laajtu xabaaru njolloor si gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxi bu ci laandee fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci di leen ñaanal àjjuma ak jàmm jërë ngeen jëf.